asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak fële ca Kunun Ngolop foofee nag la nga xam ni moom la ñu fa ràññee moo di ni ay téeméeri jaboot yu nga xam ni dañ leen a nar a génne seeni kër te kër yooyee nag terrain ya ñu ngi ko jënd ci anam yu rafet ak anam yu jaar yoon na nga ci duut baaraamu tuuma nag ñi nga xam ni ñoo di njabootu ndem si yàlla si Djibril Déthié Thioune ndax nee nañu daal dañ leen a bëgg a jaay doole génne leen foofu ba tax na ñi ngi woo njiitu réew mi ngir mu àddu ci jël ci ay matuwaay balaa mbir mi di ëpp loxo. fële ca Wakaam yi tamit fa nga xam ni moo di cité Montagne Rouge ñoom nag ñaari weer ngi gisuñu toq ndox coono yooyee nag ñuy jànkonteel tax na ba askan ba mer ba fut ñi ngi wax di laajte lan moo waral ñoom mënuñoo am ndox waaye tamit ñi ngi sàkku ci autorité yi ngir ñu jàppale leen ndax fi mu toll nii sonn nañu ba fa sonn mën a yem ndax fu ne la ñuy toltolaan ngir am ndox. ñetteelu mandat wu président Macky Sall loolu yi nag ki nga xam ni moo di Felwine Sarr àdduna ci nee na mbirum ñetteelu mandat débat beeg coow li kii di président Macky Sall war na ko mën a dakkal ndaxte li nga xam ni moo di charte réew mi àdduna ci te wax na ci lu leer nañu dinañ ci dellusi ci biir xibaar yi. bisimilah ci faram-fàcce gi ni ñu ko waxee woon ci ponk yi ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkk fële ca Kunun Ngalop am ay jafe-jafe lu mat téeméeri famille ñu nar leen a génne seen i kër loolee nag ña nga ca duut baaraamu tuuma njabootu ndem si yàlla si Djibril Déthié Thioune ndax nee nañu daal dañ leen a bëgg a jaay doole ngir jëlee leen foofee ñoom nag li nga xam ne moom la ñu bëgg mooy président de la république son excellence Macky Sall addu ci balaa mbir mi di ëppi loxo. Babacar Seck reportage. Kunun Ngalop njaxare leen nekkee ci kàddu askan wi ndono njabootu Djibril Déthié Thioune mooy laaj ci dëkk ba lu tolloog 20 hectares te foofa ñuy wax am nañu fa dëkk. dëkk bi nag ci jàmm ak salaam lañu mës a nekk ba 2005 coowal suuf si commencé fii li ko indi nag mooy dafa am benn famille Djibril waa kër Djibril Déthié Thioune am benn waay bu jógee fële indi certificat administratif boobu dem communauté rurale bu Sangalkam dañ koy wax mu leer ñu defal leen délibération 60 hectares biñ ko defalee délibération mu indi ay bulldozer pour maasale ko. ñaari délibération ci benn terrain mënul nekk askanu Kunun Ngalop ñu ngi njort ab parparloo bu am jóge ci service su état bi. parce que nag nañ koy waxte dee suñu administration problème mu Sénégal yépp administration bi la. toog seen bureau jël seen i kayit di signer acte administratif sans évaluer les conséquences tey benn famille dong nga bëgg ko jox téeméeri 20 hectares fii ci Kunun Ngalop. waa Kunun Ngalop ñu ngi oo njiitu réew mi mu indi saafara ci ni mu gën a gaawee ci coowul suuf yi nga xam ni liñ koy gis ci commune Bambilor bëri na ba jéggi dayoo. tappale boobu wuruj boobu njuuj njaaj boobu mooy law ba tey loolu nag askan bi kenn àndu ci ñëpp a ngi ni président de la république moom la ñuy interpellé président de la république bis bu nekk ñu gis la ci télé yi dégg la ci rajo yi ngay wax mbirum foncier bi loolu léegi loolu saar boobu mokk na ñëpp xam nañ ni réew mi foo laal góom la mu ngi metti ci wàllu suuf si waaye saafara bi nag ci sa loxo la nekk. ci ñetti téeméeri njaboot téeméer ci ñoom jot nen kayit gi wane ni dinañ leen génn fa ñu dëkk wala ñu toj ko waaye askanu Kunun Ngalop ñu ngi xam ne ni doon seetaan kenn mu leen di génn ci seen dëkkuwaay. fële ca Wakaam gox bu ñu naan cité Montagne Rouge ñoom nag ñaari weeri yàlla mi ngi nii gisuñu toq ndox fu ne ña ngi fay toltolaan ngir amum ndox askan wa nekk ci jafe-jafe yu taratar ñi ngi samp laaj di wax loolu lu ko waral ba ndox mi mënul yegsi ci ñoom waaye tamit ñi ngi wax autorité yi ngir ñu jàppale leen saafaraal leen jafe-jafe boobu ndax nelawatuñu ba yandoor sangootuñu ba set fóotatuñu ba setle loolee nag Aïssata Diack ak Seydina Mbaye demoon nañ fa ngir xam lu ci xew. ay paan bidon ak i siwo lañu fekk fii ci Wakaam Comico ñoom nag daanaka toog ne ñaari weer amuñu li nga xamante ne moo di ndox. ñaari weer sans ndox adduna bi ñëpp sonn nañ bëri ga yaa ngi nii jéeg jëppay sonn xale yi root nañ dem nañ root
da ngay xëy suba à ce moment ni man mi amoon ma solo looy jàpp bay julli bay sangu ba pare nag ñu indi ay facture de man bëgg dama ko dugg sama kër laajte mu ngi dama taxaw ma ne ko doo fi dugg du coupé mais Sénégal mënuñu la jënti ndox ma boo mënul la jënti ndox lu mu doon mais manque courant sax moom moo ñu gën la ñu manqué ndox. jafe-jafe yi nag tax na ci ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci Wakaam daal di mer ba futu waaye di woo autorité yi ñu ut pexe ci yile jafe-jafe. ça fait plus de 2 mois ngi nii ndox robinet tijjiwul toog ko defe ko te bu facture bi ñëwee nekk 50 et quelques mille francs amoon ndox bëccëg ñun bañ nañ ko ba cité avion bi fii 3 heures du matin 5 heures la ñuy am ndox mais ça fait 2 mois ñu toogul benn yoon ñu mel ni ku nekk ci village boo xamante ne c'est du jamais vu kon doo comprendre daal métti na trop fa métti yam bu réserve auto citerne bi taxawee fii nit ñi dañuy xëccoo ndox mi ba nga yaakaar ne ñii nekkuñu sax Sénégal lii ñuy dund moom métti na fa métti yam ku ko dund rek doo ko xam métti na ñu ngi yaan yàlla nag nguur gi nag mu dimbali ci Macky Sall la ci ndox mi parce que ñu sonn nañu trop métti na trop suñu voisine yaa ngi nii seen bon yi bu ñu xëyee liggéey bon yi dañuy ne ci kër dañuy root ba duñu taal 4 heures 5 heures la ñuy añ ndax ñàkk ndox. ay fan Wakaam nag nekk di dund ñàkkum ndox bi ñoom nag ñu ngi laaj ñu wax leen lan moo waral li ni mel. xam bu ñu joxoon explication sax nga xam fan nga teg sa tànk mais joxuñu explication waxuñu la dara ñi di def relevé boo leen laajee ñu ne ñoom ce n'est pas de leur ressort xamuñu si dara kii di ñëw di indi facture boo ko laajee mu ne xaw ma ci dara yow daal da ngay toog rek def nii soo wootee ñu ne la ñu ngi leen indi camion citerne dëgg la gaa ñu koy indil chaque 2 jours 3 ñu indil ñu camion citerne mais ndox boo xam ne inutilisable lan lañ koy doyee toilette sangu jeex na suñu bëggee togg dañuy dem jënd fii à côté. ay jafe-jafe nag ci wàllum am ndox moo am fii ci Wakaam Comico lu toll ak 2 weer li ni mel nag du Wakaam kese waaye am na ci yeneen quartier fii ci Dakar ñi dëkk fii Wakaam nag ñu ngi taxaw temb di ñaan autorité yi ñu ut pexe ci yile jafe-jafe ndax li ni mel nekk na lu doy waar lool ci ñoom. fële ca Caaroy gaar yi tamit askan wa daal di mere lool ña nga xam ni ñooy autorité militaire ya nekk ca camp Caaroy la ko waral nag moo di nii dañoo daal di tabax ab miir daal di koy tëj rab ba tax na nag ñoom mënatunoo egg foofe nga xam ni lu bari ci lu askan wi soxla foofa la ne rax ca dolli nag la nga xam ne moo yokk joote ja moo di ñu amuñu benn passerelle ndax liggéeyu teer bi moom moo leen ko xañ ba tax na fi mu nekk nii dem beeg dikk bi lompañ na la ñu soxla mënuñu caa jot ña nga doon manifester ni ki tey Mamadou Lamine Fati. waa Caaroy di dund lu metti kuréel yi nga xam ne ñoom moom la ñuy ëpp di jëfandikoo fu mu toll nii dañ koo tëj ci biir camp Caaroy rawatina ñoom fu ñu war a jàll ngir jéggi raay yile amuñu ko ndax projet TER bi nga xam ne moom lañ fiy defar li nu mel waa Caaroy di ko naqarlu bu baax a baax. donc Caaroy gaar lu muy dund mooy fat li ñuy wax étouffement dafay fat fi mu toll nii parce que nit ñi dañoo nekk ci situation yoo xam ni pour nga déplacer wu d'un point vers un autre point à Caaroy gaar c'est la croix et la bannière parce que TER bi mu ñëwee dafa diviser dëkk bi ci dëkk bi benn côté bi ay dëkkuwaay benn côté bi ay jumtukaay yu bari yoo xam ne population yi dañ koy soxla te tegu fa benn passerelle bu permettre nit ñi ñu mën a jóge fii mën a dem ci marché yi mën a dem ci hôpitaux yi mën a dem ci leneen fan yi passé ñu gis ni militaires yi tamit mais le fait que de manière brutale autorités militaires yi décidé dagg loolu noonu ni ñoom seen lien ak population civile bi dafa dagg ñun dañ koy métti. naam sax ci atum 2000 fii nga xam ne moom la camp Caaroy nekk defaroon nañ ko ngir askan bi mën fay dëkkee ñu defar fa ay jumtuwaay tamit ngir askan gile. et chaque fois que de besoin am na benn décret bu doon ñëw désaffecté benn terre pour def fa benn infrastructure muy marché muy hôpital muy leneen ak muy donc loolu lépp état bi ñëw implanté ko foofu. sukkandiku xëy na ci décret boobu mu defoon en 2002. askan gi nekkee ci Caaroy di laaj rek lu yomb ci ñoom mooy ñu mën a dugg saay su ne suñu soxlaa kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir camp bi le rawatina ñu tijjil leen ñu mën a jàll saay suñu bëggee loolu tax na ba ñoom ñu ngi woo njiitum réew mi le mu àtte mbir mi le. état wu Sénégal ñëw ci benn espace géographique mu installé fa ay infrastructures militaires et civiles yii pour militaires yi yii pour civils yi. et que population civile yi mën a am ay jafe-jafe
pour mën a dem ci seen infrastructure yooyu ñun loolu lañ mënta comprendre donc ñuy laaj état bi rapidement moom mu mën a ñëw indi ay saafara ci jafe-jafe yi. askan wi dëkkee ci Thiaroye ñoom lu ñu bëgg rek nee nañ dafa yomb mooy ñu bañ leen tëj ngir ñu mën a jàll ci camp bi lee rawatina ñu defar leen ay pont yi nga xam ne dinañ mën a jéggi raay gi lee ndax ñu mën a jëfandikoo ca dëkkuwaay yi nga xam ne ñoom lañ ko defal ñoom de génne nañu ay pancarte ngir wane seen naqar bu baax a baax. kuréel gi ëmb ñi nga xam ni dañuy dund ak laago te am ay lijaasa dinañu wàcc ci mbedd mi ni ki àjjuma bi di ñëw li ko waral nag moo di ni daal dañoo mer ba futt jëmale ko ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu fonction publique loolee nag li nga xam ni moom moo ko indi moo di ni ñoom daal dañoo jàpp ni dañ leen a beddi ci wàllum liggéey ak lu ni mel te moo ne loi d'orientation sociale bi dañ koo jalgati ba tax na ñoom nag fi mu toll ni dinañu wàcc ci mbedd mi pour wane ni ñoom daal ci réew mi lañu bokk. amoon nañu tey jii jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi Serigne Gueye président association ñu déglu ko ci micro Souleymane Mbengue. ajjuma bii di ñëw incha allah bu neexee yàlla dinañ wàccaat ci mbedd mi am nañ doxu ñaxtu ñu ngi koy tàmbalee fii place de l'Obélisque ba bu rond point RTS et léegi incha allah ci kattan suñu borom chaque vendredi incha allah ñu wàcc ci mbedd mi tant que le président de la république monsieur Macky Sall réglé wul suñu problème gis nañ ne dafa am ci ñun ñoo xamante ni tey. bi ñu jàngee ba pare ñoom amuñu lenn lu ñuy def actuellement dañuy xëy rek di tëdd dañ leen di jox lekk añ dañ leen di jox ndékki añ reer donc loolu ñu ne c'est anormal bu fekkee am na kenn ku ñu war a jàppale wala kenn ku ñu war a dimbale ci Sénégal la personne à mobilité réduite dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom lañu war a njëkk a jël parce que ay priorité lañ d'accord ma itam ci ñi nga xamante ni noonu lañu beddee la personne à mobilité réduite dañu gis ne da ngay déposer fenn par voie électronique dañ lay soxla mais boo ñëwee c'est l'handicap qui dérange quoi boo dikkee à 70% da ngay gis ne handicap bi mooy déranger et xam-xam la rek ñëpp a ko am ki am handicap ki amul handicap et dañuy wax aussi le président de la république ñun ak valide bi lenn moo ñu différencier mooy ñun suñu voie dafa am ay obstacle mais obstacle yooyu lañu wax le président nañu ko dindi kenn waxuñu ñun nañu favoriser de waxuñu nañu jox lu mënul dañ ne ñi nga xam ne am nañ ay formation professionnelle nañ leen jël insérer leen fonction publique wala parapublique. mbëkk mi tàmbalee jéggiwaat dayoo ci Sénégal Barça ba mbar sàq ja daal di dekkiwaat ki nga xam ni moo fi nekkoon directeur général des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba nee na nag loolu nguur gi am na ci responsabilité ak i tamit société bi ndaxte fi mu toll nii li nga xamante ni moom la ñu war a def mooy fexe ba taxawal politique bu jëm ci wàllu immigration waaye tamit seet xale yi naka la ñuy def ba wutal leen ay liggéey ba duñu soxla di mbëkk ñu déglu mi ngi Maram Ndiaye ndaxte moom moo ko dalaloon ci Tok-Tok matinal. ay doomu Sénégal yu ñàkk seen bakkan ci géej gi mu doon mbir moo xam ni du lu bees waaye fan yi na mu bëree tiital na askan wi bëree bëri suñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ni moom moo fi nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur mbas mi di coronavirus moom moo tax mbir mi gën a jéggi dayoo. monde bi yëpp tey dañu def benn fixation ci coronavirus Covid bu sonal ñëpp di tëju ñu ne na marchandise yi dem mais na nit ñi toog kon ñoom ñu jàpp ni frontière maritime yi duñu am présence d'esprit wu contrôler ko ñoom ñu ne kon bu ñu jëlee géej gi mën nañoo yegg fa nu jëm kon déjà loolu rek daf lay wor ne astuce la kuy xalaat mooy def loolu kon ndaw ñi duñu ay ndaw yoo xamante ne ils sont dépourvus d'intelligence ils sont dépourvus de moyens parce que tey pour nga jël gaal gi da ngay joxe paas il faut nga am xaalis boo joxe kon nag réflexion bi day nekk est-ce que kon bu fekkonte ne kooku la mu yor aslëf yokkal nañ ko ci dara téye ko fi du ko jural lu ëpp la muy wuti Europe. moom Sori Kaba jàpp na it nguurug Sénégal fekkee dañuy wër benn responsable képp moom mën nañ ko joxañ baaraamu tuuma. absolument état mënul ñàkk am responsabilité parce que ces démembrements ñoo nekk au niveau territorial. Il y a des camps militaires, il y a les collectivités territoriales, il y a les commissariats de police et de gendarmerie, l'armée qui contrôle les frontières. Donc l'État, sa responsabilité est entièrement engagée. Loolu moo tax moom it mu war a mettre chacun devant sa responsabilité parce que mënoo téye benn jeune ne ko doo dem
ni leen di mettre devant leur responsabilité nag mooy nga jox leen d'abord de la formation professionnelle ne leen lii métier la soo ci jógee buñ la joxee xaalis mën nga def de l'entrepreneurship nga autonome. ñàkkum xëy kenn mënul tudd émigration te duñu ko wax moo tax it ki fi nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur jàpp ni foofu rek ñu daal di tàggat bu baax a baax ñii di ndaw ñi. li jiitu pour man ci emploi mooy employabilité maanaam nit ki balaa nga ko naan liggéeyu ngi nii day fekk d'abord mu am ay jumtukaay am aptitude am connaissance professionnelle jàpp naa ne loolu moo jiitu parce que bu dul loolu du nekk de l'emploi durable dafay nekk un emploi précaire. Autrement dit li nga xamante ne tey moom mettre na ko en place mu war a jëm ci jeunesse bi war a jëm ci sénégalais yi de manière générale dafa commencer ci renforcer le dispositif de formation professionnelle et technique. tey boo koy xool au Sénégal amul benn région boo xamante ne amuñu fa centre boo xamante ne rôle am mooy mu capacité jeunes yi jox leen ay jumtukaay ba ñoom ñu mën a am aptitude wut liggéey. beneen saafara boo xam ni moom Sori Kaba jàpp na ni suñu ko defee mbir mi dana gën a wàññeeku mooy document boo xam ne rek dafa jëm si wàllu politique migratoire fii si biir Sénégal ñu daal di koy fësal si gox bu ne si réew mi. ci mbëkk mi la ñuy desandi ki nga xam ni moo di Sidi Gassama mel ni moom dafay daal di feelu kii di Sori Kaba ndax moom jàpp na ni daal mbir mi fi mu toll nii mbëkk mi Barça ba barsàq ji daal di nay jéggi dayo ba tax na mi ngi woo nguuru Sénégal ngir mu gën a ñaax xale yi waaye tamit ngir mu wutal leen lu ñu jàpp ba duñu soxla di daal di tayle seen bakkan ci géej gi ñu déglu Sidi Gassama ak Aminata Ba ak Augustin Mandang. musiba la ñu ngi ñaan vraiment état Sénégal pour que mu def lépp loo xam ne war na ko def pour que ndaw ñi am liggéey am xëy ci biir dëkk bi waaw daag domaine agricole communautaire yi baax na lool waaye xale yëpp du ñu ay béykat am na ñoo xam ne ay menuisier lañu am na ñoo xam ne ay sàmmkat lañu ñii ay nappkat lañu ñoo ñëpp dañu war a fexe ba ñu créer condition pour que ñu exercer seen métier mun a tekki fii ci biir réew. ay ca ba léegi dañuy daal di àddu jëmale ci wàllu élection locale yi ki nga xam ni moo di Sori Kaba nag moom nee na dina samp ndëndëm moom mi nga xam ne ci APR la bokk fële ca Fatick ndax nee na li ko waral moo di ni njiital mairie bu Fatick di ministre Matar Ba defu fa dara ba tax na war naa tekki ndombal tànkam waaye nag moom itamit nee na ginnaaw nag Fatick la dëkk dina samp ndëndëm ngir daal di dagaan baatu askan bi ba jiite foofee Sori Kaba ñu déglu ko ak mi ngi Maram Ndiaye. non Matar alakuli Aline dafay dem bu ci yàlla àndee parce que xam nga liggéey moom boo demee ba atteindre tes limites da nga koy reconnaître rek nga pousse ndànk keneen ñëw parce que Fatick waaye tey loolu la ñuy laaj ñu ngi koy laaj président ñu ngi koy laaj imam yi ñu ngi koy laaj chef de quartier yi dëkk bi yëpp tey seen aspiration mooy nañu changer équipe municipale bi. donc man jàpp naa ni moom intégré na doon boobu et que mu ngi defar ay bagages am pour dem. non bu demul peut-être doolee ko fay jëlee te loolu laa koy bañal. mais yow est-ce que dina sam sa ndënd. maa ngi lay bàyyi sa affirmation. je l'exclus pas. je l'exclus pas parce que dama jàpp ni c'est un cursus normal c'est le cours normal des choses que bu nu yegsee ba kan nañ war a tànn pour def ko maire boo jàppee ne tu as le meilleur profil et que plus ou moins tu as toutes les chances pour que nga jàll oui je serai là-bas. Afrique sowu jant daal di yëngatu fële ca Guinée ma ngay baax boo demee ca Côte d'Ivoire yi tamit askan ba ña ngay mbiccoog mbaaloo ak boddi konte loolu yi nag mu indi ay nit ñu bari ñu ci ñàkk seen bakkan li ko waral nag moo di ni daal mbirum troisième mandat bi nga xam ni ñu bari ci njiitu Afrique yi dañu ko daal di dindi fexe ba bëgg fee toog ci app bu yàgg-yàgg loolu yi nag ki ko xamle moo di Felwine Sarr nga xam ni ma ngay jàngale ca université bu nekk fële ca États-Unis moom nag jotoon nañu jokkoo ak moom ñu déglu ko ci micro Ndiaga Thiam. Guinée moom li fa nekk moom daa jéggi dayo parce que soo xoolee Alpha Condé xam nga dafa nekkoon benn opposant nekk opposant bu yàgg soo ko déglu woon temps yi mu nekk ci opposition sax mooy dictature troisième mandat xam nga nangu ko woon mu ñëw def ñaari mandat am au lieu mu mu joxe nguur gi changer xam constitution bi forcé ay manifestation am ñu ci dee ñu ci faat mu xam forcé élection yi ñëpp xamoon nañ ne xam coow dina ci am waaye li ci gën a tiis mooy du coow rek
ay nit xam dañ ciy gaañu xam ñàkk ci seen xam bakkan te loolu xam nekk na lu doy waar loolu xam loo xam ne dafa tiis xam te xam nga war nañ toll foo xam ne ci dëkk africain yi Afrique de l'Ouest mooy jéggi nañ loolu mooy xam ne jéggi nañ étape boobu xam nga ku ñëw ñu wóolu la nga def sa mandat def sa ñaari mandat wan loolu mu mënee après nga jox xam nga keneen mu jël foofu la ñu war a toll. Côte d'Ivoire dafa xaw dañ ci xaw a tiit daal dañ ci xaw a tiit parce que Alassane Ouattara dafa newoon ne du présenté wu ki mu doon yaakaar mu utu ko gaañu mu dellu si soo ko jàngatee day mel ni dafa yaakaar ni moom rek moo mën a jiite xam Côte d'Ivoire te yaakaar naa ne xam Côte d'Ivoire am na ay ndaw am na ñu bëri ñoo xam ne mën nañ ko téye te itam xamoon nañ ne lii day indi crise opposition bi nanguwuñu ñu bëri bëggoon présenté wu ay candidats ñu xam ne génne leen ci élection bi léegi opposition bi nee na xam na sama dañuy boycotté waaye ñu ngi laaj nit ñi ñu interdire scrutin bi loolu mooy xam ñu ngi ciy ragal crise te loolu yëpp xam ñàkk respecté idée ak philosophie wu 2 mandats moo ko indi mooy que yenn saa yi xam day nekk ci constitution bi suñu demee ba ci biir soit ñu changer constitution bi wala ñu indi ay interprétation constitution bi xam pour mun na fi toogaat te ñoom xam nañ ne wax dëgg yàlla 2 mandats la voilà et foofu itam am nañ ci xam nga njàkkaare lool waaye nag ñu yaakaar ne xam nga Ivoiriens yi dinañ trouver benn xam nga consensus pour que jàmm teew fa daal. Felwine Sarr la ñuy desandil ci coowal ñetteelu mandat bi mel ni tulleeg màlli ci Sénégal ku ne di wax di jëmale ci sa boor nee na nag loolu président Macky Sall moom moo ko war a dakkal daal di ci indi lu leer nañ waaye tamit nee na coow li sax warta bari ndax lii di charte réew mi daal dina ci wax lu leer a leer ñu dégluwaat ko moom Felwine Sarr ak Ndiaga Thiam. non sama gis-gis mooy moom xam nga warul présenté wu ndax constitution bi yoon xam may ko mu présenté wu 2012 ak Wade xam nekkoon xam amoon nañu ay jafe-jafe yu tar ci xam bëgg-bëggu Wade am 3e mandat donte xam constitution bi jox ko woon autorisation sénégalais yi ñëw mujjee tranché oote luñu ko yaakaar naa li xew Guinée problème yi ñuy laam-laamee Côte d'Ivoire ak seegul xam mais ñu ngi koy ragal yaakaar naa loolu yëpp war na tax su fekkoon sax mu ngi koy xalaat mu génne ko ci xalaatam dama yaakaar ne Sénégal war nañu weesu fu ñuy xëccoo ay 3e mandat nekk nañ démocratie bu yàgg mosuñu am coup d'état ba léegi am nañu ay succession du pouvoir yoo xam ne ñu ngi koy def ci jàmm 2012 xawoon na tàng waaye xam yaakaar naa dañ war a jàng ci loolu xam war nañ toll foo xam ne xam ku ñëw da ngay def sa ñaari mandat après soo jeexalee nga dem xam keneen ñëw jël loo deful ci ñaari mandat doo ko def ci xam ñetti mandat mooy xam mu nekk loo xam ne daa tegu ci dëkk bi xam ñëpp a ànd ci te bu mu nekk lu ñu xam source d'instabilité. Felwine Sarr ñi ngi jokkook moom foofee ca Ouagadougou nga xam ni dafa dem ci wàllu festival bu théâtre ak danse ba nga xam ni moo fa am te ñu koy amal sax bi yoon ci biir kër yi moom nag ci foofee la ñu waxtaane ak moom ak suñu envoyé spécial Ndiaga Thiam. Amnesty International Sénégal mi ngi amal panel maanaam ab lël bu mag ni ki ñaar fukki fan ak juróom-benn ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre loolu nag dañuy daal di rek jublu ci xayma jeexitalu lii di woppi coronavirus ji ci lii di démocratie waaye tamit ci doxalinu charte yi réew mi ak institution yi ak lu ni mel loolu nag nee nañu ñoom dinañu fexe ba daal indi ay saafara ci lu ni mel ci bataaxal bu nga xamante ni bu ñu paree seen liggéey dinañ ko jébbal askan wi ñu dem ca foofe fekk fa Aminata Ba ak Augustin Mandang compte rendu. Amnesty International Sénégal di càmbat njeexintal yi dogal yi réewu Afrique saw jant daal di jël bi fi mbas mi duggee ak léegi ci àq ak yelleefu doomu aadama. D'examiner toutes les ingérences et les restrictions. dañuy daal di xoolaat restriction yi nga xamante ne jëloon nañ ko fi ndax mbas mi di coronavirus ci fànn yu bëri lu ci mel ni ci wàllu tas xibaar tamit liberté d'opinion ci ay institutions yu bëri gis nañ itam loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax ay nit yu ñu daan fitnal ci couvre-feu bi nañu xool dëgg-dëgg est-ce que réew yi yëpp méngoo nañ ak loi yi nga xamante ne voté nañ ko. Et enfin, et surtout, est-ce qu'elles sont toutes proportionnées à ce but légitime? bile kuréel fas yéene joxe ay tegtal ngir ñu gën a sàmm ak yelleefu doomu aadama ci jamono yu mel nii. waxtaan ci mbiru mbas mi ndax mbas mi bi muy ñëwee
état yi dañ jël ay matuwaay yu bëri matuwaay yooyu dañ ko jël pour mun a aar askan wi ñëpp àndoon nañ ci matuwaay yooyu maanaam couvre-feu état d'urgence et cetera waa ci biiru matuwaay yooyu am na loo xam ne yoon mayu ko état ay recommandations yoo xam ne état yi mën nañ ko njëriñoo parce que kenn ñaanu yàlla mbas mi amaat fi doole bi ñu wax ay couvre-feu ni mu amee en France waaye mun na am yenn situation yoo xam ne mun na tax ñu andi état d'urgence boobaa dina am au moins ay documents écrits yoo xam ne mën na ci jàngat. Amnesty International Sénégal di amal ñaari bés ab panel liñ ci jublu nag mooy fexe rek ba réew yi nekk ci Afrique sowu jant daal di respecter ak yelleefu doomu aadama ak lii di liberté d'expression. Karim Xrum Xax moom nag dañu ko jàpp ginnaaw bu nga xamante ni dañ ko fekk mu daal di lakk lu nga xam ni dañu jàpp ni rek mandargay réewum France la li tax nag ñu jàpp ko moo di ni loolee nga xam ni daf koo lakk dañoo jàpp ni daal dëppoowul ak yoon moom nag Karim Xrum Xax li ko naqari moom moo di kàddu yi nga xamante ni président wu France di Emmanuel Macron jël na ko teg ko ci ndoddum jullit yi rawatina ci sangu-sang yi di Seydina Mohamed ki nga xam ne nag moo di avocat di maître Khoureychi Ba nee na ma nga ca police su 4e arrondissement ndax li nga xam ne daal lakk na ko ngir rek daal di kaas ay droit am jëmale ko ci discours bi nga xam ni Macron yëkkati na ko jëm ci wàllu l'islam ak i tamit ñi nga xam ni moo di suñu prophète boobu di Seydina Mohamed dinañ ko topp ba xam fan la wànneen di mujjee ki gëtam. dañuy daal di àddu jëmale ci tolluwaayu coronavirus tey ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre lu mat téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn test la ñu amal fukk ak ñeent yi dañoo ñëw ànd ak doomu jàngoro bi ñaar yi ay cas contact la juróom yi ay cas importé juróom-ñaar yi ay cas communautaire am na juróom-benn yu nekk ca Sowétas benn nit ñàkk na ci bakkanam limuk ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan nag mi ngi toll ci juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar waaye nag juróom benn fukk ak ñaar wér nañu ba ñibbi seeni kër ñuy ñaan askan bi ñu gën a dëppoo ak li nga xam ni moo di takk masque yi ak geste barrière yi bu nee saa ñu ñëw ci tàggat yaram. ci tàggat yaram dama ci ànd ak Pape Malick Diaw Pape Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Malick Diaw. dañu koy doore ak basketball ñi nga xam ne ñoo di waa douane nag ñi ngi waajal bu baax saison bi ak tournoi bi nga xamante ni moom moo war a am tamit ci wàllu Afrique ndax ñoom li ñu bëgg daal mooy teewal fa Sénégal teewin bu rafet loolu mooy objectifu club bi. objectif fukk bi comme ni nga ko waxee gannaaw ba nga xamee ni kon nag NBA ñoom dañuy amal ab tournoi file ci Afrique te ki nga xam ne moo di AS Douane nar ci représenté bu baax a baax li nga xam ne moo di Sénégal loolu la waral AS Douane moom mi di waajal li nga xam ne moo di saison boobule te ki ci gën a jekk ci wax ci moo di seen président di Cheikh Diop moom mi nga xam ne yëkkati na ay kàddu jëme ko ci micro ITV ñu teewlu ko. depuis 2016 ba léegi defe naa trophée yi ñu jëlul si sur le plan national bëriwul. léegi nag défi bi mooy ñu maintenir foofu mais tamit sur le plan africain am nañu benn compétition bu mag bu ñuy préparer boo xam ne waa NBA ñoo ñëw defal ko fii Afrique te douane Sénégal douane a koy représenter ñun suñu objectif mooy daal bu ñu demee foofu daal représenter dignement Sénégal ñu xam da yëkkati drapeau Sénégal ba ci kaw ñoo xam ne daal vraiment équipe bu Sénégal douane représenté na ko dignement fexetu ba bokk ci carré d'as bi. mi ngi noonu di woon kon nag Cheikh Diop di président AS Douane ci moom mi ne sax dañuy daal di dese nii ndax ku wax wàllum compétition ak trophée dina yëkkati ay kàddu it jëme ko ci infrastructure moom mi nga xam ne jàpp na ni loolu la bokk na ci lu freiné bu baax a baax évolution AS Douane da jàpp na ni boobule club bu toll ni AS Douane file ci Sénégal ba tey amagul terrain boo xam ne ci turam lay daal di wuyoo loolu moo tax li nga xam ne moo di club bi ba tey évolution yu ci bëri dafay daal di taxawoon ni tey day jur ay problème te yëkkati na it ay kàddu jëme ko ci AS Douane jëme ko ci équipe féminine bi nga xam ne jàpp na ni ñu ngi ciy liggéey te fileeke ay at yu néew dañu ko taxawal bu baax a baax ñu teewlu war ko moom Cheikh Diop ci micro ITV. mbirum infrastructure nag problème la ci AS Douane parce que AS Douane ba léegi amuñu terrain boo xam ne pour le moment boo xam ne ñoo ko moomoon suñu bopp parce que daañ nañu entraîner biir école des douanes temps yi mu nekkee au niveau du ministère de l'économie et des finances foofu amoon nañ fa terrain
mais présentement nii amuñu terrain boo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp loolu nag handicap la si ñun handicap boo xam ne la ñun jóg nañu pour régler loolu définitivement parce que am na ni ay cité yoo xam ne ñoo ngi waxtaan ak suñu kilifa yi pour ñu permettre ñu jox nu moyens yi pour ñu tabax foofu terrain boo xam ne catégorie yëpp mun nañ fa ñëw di entraîner ba pare loolu dinañu permettre ñu am ay supporters parce que équipe bu amul supporter tamit day am lu ko manqué supporter c'est très important ci équipe parce que mooy booster joueurs yi mooy tax ba joueurs yi di donner bu baax ci terrain bi donc ci cadre boobu daal ñoo ngi ci réfléchir ñoo ngi xool daal moyens yu ñu mën a am mettre à disposition pour que terrain boobu ñu mën ko am le plus rapidement possible. yàggatul dara équipe féminine bi dinañ ko teg mais équipe féminine bi balaa ñu koy teg tamit dañu war a am les infrastructures nécessaires pour accueillir toutes les catégories parce que bu fekkee ne amuñu infrastructure dañuy am tout le temps ay problèmes de terrain pour nous entraîner dañu obligé di exploiter yeneen terrain wala di uti feneen ay terrain pour entraîner et là ça risque d'être difficile donc loolu nag question bi day rejoindre question bu njëkk bi ma posé woon rek mbirum infrastructure incha allah bu loolu taxawee rek section féminine bi dinañ ko taxawal. bu ñu jógee ci bal bu orange bi dañuy daal di addu jëmale ci coupé nga xam ne ay tànk koy def muy football addu jëmale yi tamit ci suñu doomu Sénégal yi football ca bitim réew ñu ci bari yër nañu caax yi moom Edouard Mendy nag moom ay caaxam kenn yëngalu ko ndaxte keroog dafa mel ni que daal ku sax ay laaf. mel ni ko saf ay laaf moom mi lee Edouard Mendy comme ni nga ko waxee waaye nag ñëpp rafetlu li nga xam ne moo di prestation boobu mu amal ci diggante ak équipe am di Chelsea mi doon jogante ak Manchester United ci beneen boor bi ñu jàpp ne rek Boulaye Dia moom ab triplé la daal di amal ca club am Stade de Reims maanaam ñetti but la fa daal di dugal Habib Diallo ci ñaareelu match am ak Strasbourg dugal ñaareelu butam daal di joxe li nga xam ne benn passe décisive Cheikh Tidiane Sabaly ci booram di amal mbir yu am solo foofee ca club am ci Pau ak Papis Demba Cissé mi nga xam ne jot naa dugal biyam bu njëkk ak clubam bu bees bile di Fenerbahçe loolu lépp ñu ànd ci ak Cheikh Diop. réew France la ñuy tàmbalee jaloore yi ñeel gaynde Sénégal ci ay bés bii Boulaye Dia wane na boppam bu baax a baax doomi Sénégal ji dafa dugal ñetti bit yi nga xam ne moo may équipe ba bii di Reims mu am ndam seen digganteeg Montpellier ci seen terrain boobu di Mousson 4-0 moom sax doon na ci noone joueur Reims bi nga xam ne moo njëkk a def lu ni mel gannaaw ba ko Santiago Santa Maria defee ci atum 1978 ci seen digganteeg 3 gannaaw ba mu amee ñaari jongante moom moomee Habib Diallo dugal na ñaari bit ci ay bés bii benn bit la dugal te it joxe benn passe décisive bi tax ñu am ndam seen diggante ak Brest Youssouf Sabaly ak Bordeaux ñoom dañoo daan Nîmes 2-0 Metz ak doomi Sénégal yi di Opanguet ak Mamadou Lamine Gueye moom it dafa daan Saint-Étienne 2-0 ci samedi ji Paris Saint-Germain moom dafa daan yu yaatu Dijon waaye ñu nemee ko ne Moussa Konaté bokkoon na ci jongante boobee ay bés dong gannaaw ba mu demee ci équipe boobee di Dijon ci 2e division bi foofee Cheikh Tidiane Sabaly mi ngi amal ay jaloore yu am solo ay bés bii dafa dugal ñaari bit te it joxe benn passe décisive ci ndam lu yaatu li Pau am seen digganteeg Niort Angleterre lañu wutali foofee kenn dong la ñuy waate fan yi mu di Edouard Mendy doomi Sénégal ji moo may équipe bi di Chelsea mu témboo ak Manchester United ndaxte moom moomee kenn dugalul ci ay camp Sadio Mané moom dugalul waaye it joxe na benn passe décisive bi tax Liverpool am ndam seen digganteeg Sheffield United 2-0 Cheikhou Kouyaté ak Crystal Palace ñoom dañoo dem daan Fulham 2-0 ci 2e division bi Watford bu Ismaïla Sarr moom it dafa témboo ak Bournemouth ku nekk dugal sa morom benn bit Ismaïla Sarr moo joxe benn passe décisive bi Naby Sarr moom dañ ko rouge ci jongante bi doxoon ci diggante Huddersfield Town ak équipe bi de Preston Italie la ñuy wutali foofee Kalidou Koulibaly ak Napoli dañoo dem daan Benevento 2-0 Keita Diao Baldé moom mook Sampdoria ñoom it dañoo amal ndam lu am solo ndax dañoo fekki Atalanta de Bergame daan ko 3-0 Keita Diao Baldé dugg na ci ñaareelu pàcc bi ba sax joxe benn passe décisive Espagne foofee Pape Kouly Diop it joxe na benn passe décisive bi tax équipe bii di Eibar am ndam seen diggante ak FC Séville 1-0 Belgique Krépin Diatta ak Youssouf Badji moom it dafa nërmeelu seen diggante ak OHL 2-1 Turquie la ñuy jeexale Papis Demba Cissé tàmbaliwaat naa dugal ak Fenerbahçe am nañ ndam 3-1 seen diggante ak Trabzonspor moom sax moo dugal benn bit bi ci ñaareelu joganteem Babacar Xuma am na ci ñaareelu bit ak équipe bii di Antalyaspor gannaaw ba mu daanee Fatih Karagümrük 2-0 te kii di Alassane Ndao ak it Badou Ndiaye bokkoon nañ ci jogante bi. ginnaaw championnat bi nag dañuy koy daal di xaarandi ñu daal di ubbiwaat weneen xët jëmale ko ci Ligue des champions muy coupe bi ci nopp yu rëy yi mu mel ni ñaareelu wërngël bi dinañ ko amal niki suba poule A poule B ak C ak D dañuy daal di dellusiwaat ci terrain yi.
di dellu si waat ci terrain bi comme ni nga ko waxee ndax ñaareelu ayu bis bi la ñuy tàmbali maanaam deuxième journée bi ci li nga xam ne moo di Ligue des champions te comme ni nga ko waxee poule A jëmee ko poule D ñoom ñooy amal li nga xam ne moo di yooyu les match lu ci mel ni ci poule A bi ñu jàpp ne rek kii di Lokomotiv Moscou moom day daal di daje ak Bayern Munich ci fàttali moom mi nga xam ne moo daaloon Atlético Madrid ci booram ngir siggiwaat ci groupe bi day daal di dalal ki nga xam ne moo di Salzbourg ci groupe B bi Inter moom mi témboo woon ak kii di Mönchengladbach moom day daal di fekkee ki nga xam ne moo di Shakhtar mi daan noon Real Madrid moom it dina jéem a siggi ci groupe B boobule moom mi nga xam ne kon day daal di dalal ak day daal di fekki kon Borussia Mönchengladbach boobule ca poule C bi nga xam ne am nañu fa ay sénégalais ñu jàpp ni rek ki nga xam ne moo di Olympiakos moom mi lay day daal di fekki FC Porto Marseille moom di dalal ki nga xam ne moo di Manchester City bokk ci choc ci li nga xam ne moo di deuxième journée bi le ak ca groupe D ñu jàpp ne rek Atalanta Bergame moom dina dalal ki nga xam ne moo di Ajax ak Liverpool bu Sadio Mané moom mi nga xam ne ci booram day daal di dalal ki nga xam ne moo di Midtjylland. dañuy daal di desandi Europe ba léegi waaye bi yoon dañuy wax jëmale ci wàllu coronavirus bi mu mel ni que daal dugg na biir Milan AC ba fi mu toll nii juróomi joueur testé nañ leen ñu amee doomu jàngoro ci. am nañu kon feebar boobule di coronavirus feebar boo xam ne mel na ni joueur bu ko amee dana toog 2 semaines dinañu ko tëj te du amal benn compétition ñu jàpp ne loolu le moo daloon Cristiano Ronaldo ak ki nga xam ne moo di Zlatan Ibrahimovic ci équipe bu Milan boobule ni ki kon nag tey ñu jàpp ne rek juróomi. En tout cas joueur am na wala boog ñaari joueur ak ñetti ci staff bi am nañu coronavirus googule di ñaar ñooñu ngeen di seen ci écran boobule di ki nga xam ne moo di Gianluigi Donnarumma moom mi góolu Milan AC ak Italie waaye nag doshayam ki nga xam ne moo di Jens Peter Hog moom it day daal di am li nga xam ne moo di coronavirus googule rax ci doole ñetti membre staff ci noonu kon nag muy coup dur pour Milan AC moom mi nga xam ne jamono ji mi ngi jongoon ak ki nga xam ne moo di AS Rome ngir jeexitalu juróomeeli bëccëg bi ci li nga xam ne moo di Serie A. mu mel ni que nag lii di coronavirus bi xàmmeewul joueur buy football ak bu bàyyi football am na kenn ku nga xam ni moom wékk na ay godaasam waaye coronavirus bi bàyyiwu ko muy Ronaldinho nekkoon doomu Brésil nekkoon it ballon d'or ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum football même bu fekkee ndax prochain na moom Ronaldinho ba tey ñu ngay dolli di wax ci moom gannaaw ba nga xam ne am na atum 2020 bu jafe gannaaw ba nga xam ne ci fàttali tëjoon nañu ko foofee ca Paraguay ndax dafa daaloon di dem ak li nga xam ne moo di fenn faux passeport moom nag niki tey ci page Instagram moom dafa daal di xamle ne dafa daal di am ay coronavirus te lii moo di ay kàddoom ma nga foofoo ca Belo Horizonte depuis ay waxtu te moom mi la nag mel na ni dafa ñëwoon ngir ab événement mu passé fa ay test yoo xam ne dafa mujj kon li nga xam ne moo di positif waaye nag mi ngi xam ne jamono ji mi ngi ci jàmm te ñu ngi koy toppatoo bu baax a baax moom mi la mel na ni ci noonu kon la daal di rassurer li nga xam ne moo di ay li nga xam ne moo di ay fans gannaaw ba mu tollee ci 40 ans kon dañ ko doon waxee ci football noonee ba tey lañ koy waxee ci lu jëm ci bokkul ak football ci ki nga xam ne moo jëmee ci Ronaldinho ci fàttali moom mi ñu testé kon positif ci wàllum coronavirus. mel ni xibaar yi tàggat yaram yi buur na. xanaa jox leen rendez-vous rek ni ki ëllëg ci iRadio ma ànd ak yow ci ba tey Ligue des champions ci diggante Marseille ak Manchester City. jërëjëf ñun tamit egsi nañ ci cëppaandawu xibaar yi ñuy jaajëfal ñi jàpp ci liggéey bi ba nga xam ni lépp tegu na ci yoon Moustapha Gabar Diop ci wàllu coordination bi waaye tamit Ndiaga Seck moom moo nekk ci réalisation bi Modou Diouf doomu xiinin ci wàllu son bi di leen jaajëfal ñu daal di demaat ca beneen studio ba fekk fa Khalifa Diakhaté jàngeen jëf ci ànd bi ak kóolute gi ngeen am ci ITV.